yaa ngi mel ni ku ñu tànn ci seen biir. seetaan ci seen nouvelle télévision préférée Nouvelle Vision TV 313 tey nag ci seen émission wax ma sa bopp dañu ñëw fi nga xam ne moo di Cambérène fekk fii koo xam ne kenn dootu ko présenté yaakaar naa ne xam nañ ko bu ngeen ko gisee nii mu ngi nii toog ñu gën koo xam ci Moustapha Mbaye dama koy bàyyi bu nuyoo ak askan wi Moustapha nuyu naa la. dafa maa lay nuyu di la fay di nuyu askan Sénégal yëpp di nuyu réew mi di nuyu fii nga ma fekk si tey jii muy waa Cambérène ak sama waa kër ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di la nuyu di nuyu sa caméraman bi. sama caméraman ci moom laay mujjee maa ngi koy wax de passage waa na liggéey bi jaar yoon rek comme ni mu ko daan defee Moustapha ci émission bi nga xam ne moo di wax ma sa bopp ci bëgg xam kan mooy Moustapha jaar-jaaram ak lépp dañ lay bàyyi tout d'abord nga wax ñu kan mooy Moustapha Mbaye. waaw Eva kan mooy Moustapha moom dina jafe pour wax ñoom ñu xam lépp wala ñu mën a wax lépp Moustapha Mbaye mooy jeune bi nga xamante ne moo jaar ci daara doon ndongo daara jaar ci bi ñuy wax maam Abdou Aziz Dabakh kenn yóbbu mu fa man maa fa yóbbu sama bopp bi ma fa yóbbu sama bopp yàlla dogal nag mu nekk nag kilifa gu mat kilifa ñu ñuy def ba laajte fu ma dëkk laajte sumay waajur xamal ko ne ko ah moom de moo taamu ñëwal foofu boppam kon nag jébbal nañ nag bis ni ci tey moom moo yóbbu ci daara ji moo fa jógee yàlla dogal ma daan gént lu bari nag Serigne Saliou Mbacké bu baax bi moo koy gént su ma ko waxee maa bi rek mu ne ma xam nañ kàlla ndeke moom booba xam ne lépp ci lay nooraan ni nag ci la bi muy dem ci Serigne Saliou ma ànd ak moom mu yóbbu ma foofu bis bi ma gisee bi mu gisee Serigne Saliou bis boobu ci la ma jébbal Serigne Saliou ma def kër Serigne Saliou fukki at ak juróom maa bi nag juróom-benn at la ma jàng waaye après nag kër Serigne Saliou fukki at ak juróom naa def yàlla dogal na ndongo daara nag ndongo daara bu bëgg boppam bu gëm boppam bu it am pas-pasu nangoo liggéey nag boo ko déggee def naa lu ne man jaay naa ambulant def naa lu ne loo xalaat rek ne jeune ak góor war na ko def rek jaar naa ci ak jaar liggéey naa li bari nag lépp léegi nag da yàlla dogal léegi nag maa ngi yor su may yëfu bopp su ma entreprise bopp entreprise bi nag mbiru bâtiment lay def mbiru lépp loo xamante ne ak li ci wàllu liggéey industrie entreprise bi la ciy liggéey. dinañ ci ñëw ci kanam ci gën a yaatal wax nañu kan mooy Moustapha Mbaye maanaam sa jaar-jaar mais au fond dégg naa la nga ne jóge nga fi nga xam ne moo di tarixa Tijaaniya du ma ne jóge sax mais jaar nga fa en même temps nga dem fi nga xam ne moo di Touba seeti ku tedd kooku di Serigne Saliou bi nga nekkee Touba ak bi nga nekkee Tivaouane maanaam nga am loo xam ne dajale nga ko foofu noonu bi ngay sa diggante ak Serigne Saliou foofu noonu bëgg naa fa am. waaw sama diggante ak Serigne Saliou moom dafa yaatu dafa rëy xam nga nit ci ngay gént di ko gis bëgg moo waral lool ndax dama bëgg Serigne Saliou lool moo waral xëy na gént gi daan ma dikkee noonu ndax jëmm ju selle noonu yu rafet noonu soo leen di gis rek dafa am lu la lien ak ñoom nekk jëmm ju baax nit ku kéemaane la waaw dinaa la wax tey jii nii Serigne Saliou ñi bari ñu ngi koy wax waaye dañu bari luñ umpale ci moom ki nit la koo xamante ne li ko gën a ñor ci àdduna bokkoon na ci ndaw ak ku ndaw ju nangu liggéey na ndaw soo xamante ni am na pas-pasu àdduna te bëgg naa réussir xam nga ne Serigne Saliou moo nekk man nee naa Sénégal bu ñu nee architecte wala nit ku xam industrie xam àdduna soo ñëwee si Serigne Saliou da ngay këpp kooku lépp la matu bokk ci àdduna boo demee ci wàllu diine ji matal na ko ci wàllu ak àdduna tey ji lii ñuy def nii tey ji muy wàllu nga xamante ni moo jëm ci wàllu média yenn kii sëriñ bi da cee amoon xam-xam gu yaatu moo daan teg stratégie boppam lépp kon kooku daanaka mat na léppam. le fait que mu mat léppam xam nga foo def fukki at ak juróom-benn bu ma dem yaboo ne foofu sa kër la dama bëgg comme ñi lay seetaan déjà peut-être am nañu xam kan mooy Moustapha mais tey dañuy ñëw pour nga wax ñu sa
Serigne Saliou nekkul koo xamante ne ni ku ko dégg rek macha allah day am lu muy def boo dee am nga yëg-yëg ci sa xol fukki at ak juróom-benn yooyu nga nekk ak moom dama bëgg yéen nga wax ma seen lien yéen ñaar. waaw lien bi mooy li ma la wax rek ki ñu gént moomu boole ak moom te gént gi bi ma koy def lu ci bari Serigne Maam Abdou Aziz Dabakh su ma ko waxee rek mu ne ma xam nañu kan la. mais ci nekkin bi ngeen nekki noonu ci biir fukki at yi ak juróom-benn. waa nekkin bi ñun xam nga ay ndongo daara dañoo jaar ci daara yi ñu nekkoon boo demee xel comme daanaka dafa baroon fukki daara ak ñaar fukki yooyu dafa bari woon foofu léegi nag demoon na ba nag sëñ bi dafa am ñu mu tànnaloon boppam ñoo xamante ni ñii bokkoon na ci ñii ne ci wetam man bokkoon naa ci bari na nag ñu ci bari ñu ci nekkoon waaye yàlla dogal na mu nekk nit koo xamante ni du n'importe quel nit a koy jege waaw bul moom mooy taamu ay nit boppam parce que ku ci nekk xam na moom ci waxam ci xoolinam ak doxalinam rek xam na di nga xam kii lu muy wax ak lu mu bëgg ndax moom léppam ci dal la koy defee man nekk naa fa ba ni ma fi jóge mosuma gis Serigne Saliou baatam jub ci benn ndongo daara mosula am lu bañ na ko du bëgg ñu xiif du bëgg ñu mar du bëgg ñu tilim du bëgg lenn loo xamante ne tey jii nekk na ci safaan ñun ñu mel ko day bëgg toujours moom fu muy teg boppam lay bëgg ñun ndongo ñu tege ci foofu ndax baax moo tax nit ñu bari da ngay dem ci yenn daara yi ñu naan su néew ndongo yi dañuy tilim ak dañuy mel foofu amul loolu foofu sa tilim mooy sa ceeb ndax moom noonu la mel moom ni ñu koy gis noonu ni mu yéemee noonu la complet lépp a mu ngi ci biir ma jàngat nag ci yu bari ci moom benn mooy lan li gën a am solo mooy nit la koo xam ne bëggul kuy xiif ku nekk ci wetam doo xiif ñeme na joxe ñam Saliou bëgg na nit ku baax bëgg na nit ku tabe bëgg na nit ku woyof nag ak ku am yërmande yii dafa tënkoon nekk ci moom. te boo xoolee jikko yooyu yëpp macha allah gis nañ ko ci yow Moustapha Mbaye ñu koy dàkkantale Moustapha Mbaye 313 waaw 313 nag boobu tamit daanaka bokk nañ ñu jóge ci ñoom. bu ci mel Maam Abdou Aziz Dabakh dama daan faral di gis muy joxe ñaanu 313 lim bi. ma dellu demaat ci Serigne Saliou fekkaat muy joxe lim bu mel noonu bi may jël tur bi nag jëluma ko pour lenn dama ko jëloon parce que dama gis ne ñii lii ñuy joxe nii daa am lu bari lu mu tënk te dafa kéemaane 313 dafa kéemaane boo nee 313 mooy 7 chiffres 7 chiffres 7 mooy 313 daanaka looloo tax ba pare nag ñoom joxewuñ ko duñ ko jox n'importe qui kuñ ko mas a jox ku ne rek daañu dégg jamono nga déggoon ñu ne Abdoulaye Wade am na benn jaaro bu ko réeroon ñu koy wër ñu naan sëñ bi moo ko jox loolu yàgg na soo déggee ni jaaro boobu Serigne Saliou moo ko jox te jaaro boobu bokkoon naa ci ñi ko liggéey 313 li mu 313 moo newoon ci biir jaaro yu ak xam boobu mu kéemaane nag ñu bari xam ñu nag daa am nu mu tënku lu bari ay secret la nag xam nga des fois nga wax te ñu ne ne sëñ bi wax ñu secret bi ci nekk dafa bëri ku ci bëgg xam après ci kanam mën nañu demee suñu jàddee roq naa ci wax lu bari. Moustapha Mbaye doon koo xamante ne nii ñu bari xam nañ ko parce que début woom bi mu jógee ci daara yi Moustapha dafa mel ni bës la doon topp rajo yi rek di wootee Moustapha lan la ci jublu woon parce que rajo boobu mosaan na jàpp rek dégg nga 313 muy wax bañ ngeen ko ràññee ci Baye Fallou Macky Sall. waaw xam nga loolu li ko indi waaw dafa am bi ñu waxee 313 dama toog Macky Sall ñii tey jii nekk président réew mi mu seet si bokkoon na ci ñu mujjee gisee ak Serigne Saliou Mbacké mu baax nga gis mu fonkoon ko ñaanal ko te it amoon fu mu ko teg wala ñaar muy dégg nit ñi di wax sax dama naan am nañu jaramaytu kilifa bu demee ba bëgg nit am fu mu ko teg ñeneen ñi nañu maytu nañu maytu kooku tey dinaa la ci wax loo xamante ni ñooñu duñ bëgg n'importe quel nit wax naa la ko léegi ci biir wax ji man Saliou ko Serigne Saliou bëggoon la man bëgguma ko ngir lu ma may mosuma lekk fukki dërëm Macky Sall tey ma wax ko adduna bi yëpp di ko déggaat fukki dërëm Macky Sall mosuma koo lekk waaye nag bëgg naa mu gestu ma ndax xam naa ne. mais voilà dina la dégg te xam naa ne. mais dama la bëgg wax ne la ku Serigne Saliou bëggoon la ku Serigne Saliou it ñaanal la bokk na ci ñi Serigne Saliou ñaanal Serigne Saliou nag ku mu ñaanal ku ne rek dana am foo yegg te dana am foo taxaw. mais Moustapha nag la fekk ñu ne la Baye Fallou Macky Sall bi nag Moustapha Baalu caméra yëpp di nga naan Macky Moustapha du loolu xam nga Baye Fallou Macky kenn tànn ko man maa ko tànnal sama bopp damay wax sax
li gën sax ma tànn ko dafa amoon benn waay bu duggoon fii ñu naan ko wax Baye Fallou Ablaye Wade mu ñuy wax maar américain. ngeen di defar. waaw moom da daan woote ci rajo yi wax Ablaye Wade moom sax bokk na ci li gën a tax may wax Baye Fall bi mais man dama bëggoon Macky Sall mais bokkoon li tax may wax Baye Fall bi moom moo ko indi moom moo ma jox drapeau jox ma tableau ne ma man maay Baye Fallou Ablaye Wade yow yaay Baye Fall Macky Sall loolu bokkoon na ci liggéey maa ngi koy nuyu de passage maar américain suma xarit la sama kii la woon nag mais léegi suma xarit la ndax bokk na ci ñi gën a tax ñu dégg Baye Fallou Macky bi ñu bëri nag dañ may wax Baye Fallou Macky yi nii ni non ci maar la jigéen ndax maar moo créé wax bi créé kii bi jox ma ko ma koy nuyoo dañu ma ko parce que nag Baye Fall nag coow lu bëri amoon na ci ñu di wax lu tax Baye Fall yow amoo koy nekk Baye Fall am ko dul Macky Sall te xamoo turu Baye Fall Baye Fall damaa bëgg nit ñi dellu si ni waral turu Baye Fall te n'importe quel nit a koy nekk nag waxuñu ko tamit n'importe quel nit dañu jàpp ni nit ki nga gëm wóolu ko ñaare boo nee Baye Fall nga ci moom rek ça veut dire dangaa tënk lu bari ci moom. Baye Fall mais ñun suñu déggee à chaque fois boo déggee ñu ne diw Baye Fall diw la peut-être que. da koy jaamu voilà jaamu wala am na. di bañ kenn ku laal ku ko laal moo waral turu Baye Fall boobu tënk foofu. waaye du ci ñëw lu taxam ne bañ ko laal Macky Sall dinañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye lan moo taxoon aussi Moustapha Mbaye jël benn initiative boo xam ne rajo boo jàpp fekk ko fa idée bi mu doon défendre lan la ak lan moo ko motivé. waaw li mu doon loolu dafa dinaa la ci wax tuuti lu ndaw tamit ñu bëri dañ doon wax ñu ne ma sax sooy wootee dafa mel ni dañ lay jox crédit Macky Sall la koy jox wala daal dañ la koy jox suma xaalis laa doon ñàkk ma wax la tey ci woote googu dem naa ba ñàkk ci presque 3 millions 600 et quelques. kenn mosuma ci jox fukki dërëm défendre bi nag li taxoon moo ko doon def tout le temps bëgg xam nga nit ki di nga ko bëgg te yàlla tax te deful la dara di nga ko bëgg Macky yàlla dogaloon na gisoon naa ni melu nag sëriñ bi am na fu mu ko teg bëgg ko ma ne ma ñëw bëgg ko ndax loolu ndax nit ku yiw baax dal da koy bëgg man nit ku baax dama lay bëgg mais rawat nit ci moom dama koo bëgg te yàlla tax ndax defaluma dërëm du ci leen man duma apériste dama la koy wax tey. Moustapha. mais wax ji bu jotee ñu leeral ko. non d'accord dama koy leeral mais man duma je suis pas apériste mais je suis Macky Sall 100%. ndax dama ko bëgg APR la Moustapha. waaw moom na nekk après mais man moom laa bëgg xam nga nit ki loo koy bëgg day fekk dafa am lu tax ne am na ñuy bëgg ni man tey damaa bëgg Serigne Saliou laa bëgg te man pour ma wax la sama d'origine taalibe Cheikh laa. mais man Serigne Saliou laa bëgg ci sama xol waaw ana luy loolu. Moustapha ba tey mën na guma d'accord ak yow parce que Moustapha sa affaire leerul. lu tax nag mënoo Moustapha mu doon maanaam dinañ ci ñëw ci kanam tuuti Moustapha Serigne Modou Lo la woon déggoon naa loolu ci ay jëmbi jamono dégg naa ko. ci wéru daa foo gis yow Moustapha topp naa la te may mën a dara Moustapha te bëgg naa lépp ñu leeral ko fii Moustapha yemul woon ci Serigne Modou Lo mais ki nga xam ne tey moom la yàlla teg ci bopp réew mi di Macky Sall. Moustapha jot ngaa jëflanteeg moom tey boo toogee ne ma lekkoo ci poosu Macky Sall wala nangam Moustapha day doy waar. waaw Eva loolu moom dama koy leeral tey ji daanaka nit mosuma cee laaj mais tey jot na ma leeral ko bokkoon naa ci ñi njëkk taxaw ne Macky Sall bu dugg pale tant que 313 jours jotul na ko fàttaliku buntu këram laa taxaw joro sama benn pancarte fooy bu ma bindoon il ne faut pas rentrer au palais sans 313 jours nit ñi benn journaliste laaj ma dama lii pour lan la ma ne ko lii njiitu réew mi rek laa ko mën leeral ci laa taxaw ci buntu bi ñu ne ma porte bi boo ci taxawee doo ko gis da ngay dem ci beneen porte bi ci ginnaaw ma dem beneen porte bi ci ginnaaw dama agsi ci porte bi rek Macky Sall tëll ci buntu bi na ma gis ma tàllal pancarte mu ne ma kaay mu ne ma lii pour lan la ma explique ko ma ne ko yaa ngi fàttali que bi ñuy jógee ñëw kër Serigne Sall wax ko ci ay wax yoo xamante ne jànkonti na ko foofu ne ko nag fa nga jëm bul fa dugg mu tant que 313 jours jotul te defoo fa tamit 313 temps loolu nag ci benn émission laa ko njëkk a participer émission Maodo Faye bi nekk Sud FM Maodo ne ma ah yow Moustapha moom 313 temps moom loolu fu mu koy jàngee ma ne ko na ko def nag bu ko deful bu duggee palais tant que 313 jours yooyu jotul mën na ci am mu woo ma Marème Faye recevoir ma ci biir këram. ah Moustapha lekk nga.
ma wax de foofu moom dinaa la ci am lu ma wax dama ko nëbb nag parce que man samay dëgg ma yàq man da nga maa fekk si tey dama lay wax dëgg bi ma recevoir ci biir kiyam ñu waxtaan ma explique ko affaire yi mu boole ma ko ñuy wax Daouda Faye Daouda Faye je crois frère am la mu ne ma pour kooku mu recevoir ma après mu jox ma paas wallahi fa laa xaar Daouda Faye ba war a ñibbi bi may ñëw sama kër RDP laa def pour wax la ne la paas sax jëlewuma ko fa kon xaaruma fa woon dara mais c'était que pour ma lancer ko message bi pour xamal ko ne ko lii bu mu ko def. message boobu yow lu mu gisoon la ci baatin lu mu gént la. non li ma gis la ci baatin ma gëm na bis bu fa duggoon jamono yooyu dana fa génnewaat ci beneen fànn boo xamante ni du ko neex. te bi nga ko waxee def na li def na ko gis résultat. mais Massa ñaata jour la toog duggul pale yéen ñëpp fekk na leen fi bi mu faloo ñaata temps la toog këram te duggul pale. Moussa Ba yow da ngay nëbbatu ñëwal ci Modou Lo Serigne Modou Lo nga woon sa digganteeg Modou Lo. waaw mooy kooku suma frère la suma rakk la foofu ku ñuy wax soxna Fat Si doomu sëñ Mbaye Abdou mii ku ñuy wax Ndiol Fouta doomam moo ma boole Modou Lo damaa toog fi ma toog am yu bari yu ma gis bi ma ko gisee ma am ku ma ci waxtaanee mu ne ma ah pourtant nag ki yore bagage yu Modou Lo yëpp doomu sëñ Mbaye la ma ne ko ah bon mu ne ma dinaa ko wax ak moom yàlla dogal bi mu ko waxee loolu mu tëdd ay guddi ma dem ba ay presque ay minuit 1 heure Modou Lo woo ma téléphone boobu ma nga États-Unis bi ma woowee dafa am lu ma jàmbat sax je me rappelle bi dafa ma woo ne ma benn wetam bi daal fonctionné tout te booba mu ngi waroon a bëree juste Eumeu Sène ma ne ko ah boobu nag incha allah dinaa ko gëstu xool à distance laa ko fay. Faa. waaw. Modou Lo dinañu dégg de. damaa bëgg Modou Lo man la Moustapha Mbaye 313 man dina soxna Fatou si boole loolu li may wax bu amul nga toog démentir ko ñëpp di ko dégg. États-Unis la ma woowee mu seetloo ma wax ko li ma ko wax ne ko incha allah dana dem. est-ce que doo ma seetal nii man. waaw su ma paree dinaa la seetal incha allah loolu nag moo indi suma diggante ak Modou Lo soxna Fatou si moom maa ngi koy nuyu de passage ku baax ku yaru ku am taalibe. bi seet boobu jàllee après yan relation ngeen amaat. ci lañ am relation Fatou si yóbbu ma këram ma tàmbali di ko defal mu am na confiance ci man di ma seet si di sangatu ci man di ñëw suma kër di fa sangoo am naa ay images yoo xam ne dinaa leen ko jox di ngeen ko gis après ñu ngi ñëw sama kër di sangu di fréquenté ñuy waxtaan di seet lu bari mu wóolu ma nag bokkoon naa ci galaaj yi ñuy njëkk a sangu bu demee bi tàmbalee man naa koy jox même yi muy mujjee laa rek man naa koy jox te bu ci nekk nag lu ci war a am lu ne wax naa ko Modou saa su bëree bu ma ko nee nii lay demee noonu lay demee amul lu koy dindi moom xam na loolu ci man parce que du ma waxantu. jamono ji yaa Modou Lo est-ce que amati ngeen relation. waaw bon di naan nit moom dafay dafa am temps dafa leen di boole day temps lay doon bu temps boobu jeexee rek jeex na mu nekk nit ku baax ko am reconnaissance nag parce que leen rek mooy seen jafe-jafe ñoom mbër yeeg ñoom ñëpp ñaare pour nga bëgg leen jot sax jafe-jafe lay doon da nga leen woo wala nga bind leen message xëy na rek seen temps la mais dama leen bëgg dénk ne leen da leen bàyyi xel seen nitu démb lu am solo la suñ saali mu baax mi da daan wax mu ne nit leen rek nga koy mën a jàppe mooy fi nga amee soxla ci moom nga ne kar sa téléphone jot ko mu wuy la loolooy soxla di gën a faj bu gaaw a gën a mën a faj. parce que dañuy def seen bopp star te star bi. waaw mais star kenn rek la yàlla. yàlla mooy star bi. waaw donc yaakaar naa ne nit bu la taxawul ci côté yëpp. ak nu mu mënti demee ngeen doon demlante di dikkalante am lu bari lu jaar seen. loolu moom wér na tàmbali war na faa mën a continuer. loolu moom lu wér la tàmbali na ci wax même ba ci njiitu réew mi. moom foo leen mujjee moom est-ce que doo ñu ñamalaat foofu. waaw yéen a ngi déggante ba léegi. non Macky Sall nag pour wax la dëgg. ñaari yoon laa mos a nekk face à face à moom nii benn bi dafa ñëwoon bi muy teg xeer bi nekk fii tey ci yoonu mbedd tali géej bi nii boobu lañ mos a njëkk gise mu ñëw ci foule bi fekk ma yor pancarte am comme pancarte bi ma yoroon rek bi ñu ci bàyyi faalu mag yi mu ñëw ci fiir foule bi nuyu ci kenn man rek la ci nuyu jox ma loxo continuer loolu mi ngi journal bi dinaa leen ko wan tamit mi ngi ma denc ba léegi ça veut dire que loolu laa mas a jàkkaarloo ma lu weesu loolu
anniversaire APR la woon mu ko doon defee fële ci Méridien boobu laa mujj ñii laa mës a jàkkaarloo moom nii tête à tête. ah safra 3e fois bi Lat Diop lañ àndaloon pare ma jël fa kàddu lii mooy suñu jàkkaarloo maag moom. parle-nous un peu Moustapha ci sa entreprise bi nga xamante ne nii yaa ko créé mu yëngu ci luy jëm ci wàllum bâtiment comme ni nga ko waxee sànq ak yeneen yoo xam ne yaa ngi ci ba ci sax sa chaîne bi nga xam ne moom nga ubbi di ñaan yàlla projet yi nekk ay télé foofu tamit bëgg naa nga wax ni ci loo xamante ne nii lu ndaw la. waa entreprise bi moom dama jaar ci plomberie man SONES laa nekkoon jamonoy SONES maa ngi nuyu de passage ki ma jàngal mi ci plomberie jéeju suma benn sana jéeju la. ça va bëri nga tiital. waaw ça va sañ nga. waaw mais def fa mu baax rek waaye def mu si kii suma benn xarit. boo sañsee da ngay tiitaru lii la. waaw mais noonu la nag góor bu baax ne nit ki tey bëgg boppam nangoo sañse dëgg yàlla def na ko ci man sañse la ma nit ñi xam. yére bi rafet na macha allah. merci beaucoup yére bi nag su ma paree naa wax borom. déedéet wax ma ko nii pour nit ñi xam ne Moustapha ci teraanga lay dox. non nii moom yére bi su ma paree. sa caméraman ba léegi ñoo jàkkaarloo ko ñuy wax Simer. kookoo moom yére bi. dana jàpp ne yére bi moo ko def moo si mooy borom moo ko ñu koy de passage Simer Diaw kon yére bi yaa ko woo. fi ñu créé entreprise bi nag bokk na ci man plombier laa woon yàlla dogal ma nekkoon SONES ba SDE fekk ma def naa 12 ans presque 11 ans bi SONES ak SDE diggante SONES ak SDE ma dem plombier yàgg naa fi trop bi ma bàyyee nag ci laa créé sama bopp ñu doon def affaire réseau câblage yi booba Colos laa doon ñu ne Colos ñoo doon def ay réseau câblage nii ndax bëggoon match rek dama bëggoon di seetaan football rek taxoon na mu dugg ci affaire réseau câblage yi pour wax la ne réseau câblage yi tëj nañ ma ci ñoom. boobu dara ci na. waaw boobu moom doo ko mën a xam après dinañ ci yàlla dogal bi ma ci duggee ñu ngi indi ci problème léegi nag bi ñu demee ba ci biir ba ma sori ci laa créé nag suma entreprise nag benn kilifa bu nekk ci nguur gi moom laa doon waxtaanal Adama Ngom ñu ne ma buñ nangu ñu jox la liggéey buñ nangu ñu kii demal nga créé sa entreprise nga bokk ci marché yi nga commencé. moom may bootu nag damaa bootu woon ci nit muy liggéey mais ànd ak moom muy liggéey ba ma créé sama yëfu bopp ma créé sama yëfu bopp nag demal sama bopp yàlla dogal na marché yi nag ñëwagul gars yi jox nañ ma marché yi nag bëgg naa bokk ci marché yi quoi. beneen bi nag mbiru kii bi comme li nga wax sànq rek damaa bëgg télé bëgg ay mbiru information bëgg mbiru kii yoo xamante ne daal comme ni ko gars yi defee rek télé yeeg rajo yi comme ni gars yi def ba am seen télé bëgg naa def loolu. moom dugal ci mbir yi dugal ma ci affaire site internet bi télé beeg yooyu yëpp yéen xam ngeen ni nekkul lu yaatu nekkul lu rëy mais sama bëgg-bëgg yëpp mooy def ni gars yëpp def ñi ñenn télé yi def ba fës ba ñëpp di leen xam loolu mooy sama ambition te loolu laa bëgg. Moustapha merci beaucoup ci point boobu leeral bi am na solo mais dama bëgg ñu projeter un peu parlons de ce qui concerne le monde entier mu di coronavirus bi nga xam ne yaakaar naa ne pandémie la wër na àdduna ravagé na monde bi def na fi lu nekk ci ay dégg-dégg ci ay gis-gis rawatina fi ci suñu réew bi di Sénégal de plus en plus wala du jour au lendemain yaa ngi dégg cas yi ni muy bari nombre de décès yi aussi di gën a augmenté wu. sa gis-gis Moustapha ci loolu ak wax ñu nag Moustapha comme yow Moustapha yaay borom lépp Moustapha lan la ñuy def pour faj feebar bi. feebar bi nag tey dinaa ci wax garab bi wax ci solution bi waaye nag du ma wax lépp dama am fu ma koy denc su ko gars yi soxlaa bëgg a xam garab bi lu koy faj. dégg Moustapha nag. waaw xam nga si Eva kan ma benn affaire. est-ce que yow danga ci bëgg commerce nag. non. donc man kan ma la Eva dara ñoruma dul sama réew. d'accord. te borom réew mii tey jii jiite ko laay koy wax. su bëggee xam li koy génn ci jafe-jafe yii ak feebar bii lëmbe dëkk bi moom laa koy wax ba àdduna bi mu law ci te bu ñëwee ma wax ko garab bi xam nga da ngeen dégg fi ni ñu naan sëriñ tarixa yi ana ñoom dañ doon génn di wax kenn génnatul lu tax mënuñoo wax ci feebar bi tey nag laa leen di wax ku bëgg a xam feebar bii lu ko fiy jële ak lu koy faj ñëwal nga seet Moustapha Mbaye 300 mu jox la garab. parce que Moustapha lu tax léegi peut-être kenn bëggatu ci wax dafa jur ay polémique ñii naan am na ñii naan amul dem na ba léegi kenn ñi méttool wax. non am na waral ñëpp noppi. am na Eva xam nga àdduna lépp dafay dox feebar bi mel ni amoon na fi ay jamono peste bii amoon na fi ay jamono fekkoon na fi kilifa yu mag ñu xeexoon ci defoon ci ay ñaan ba fexe mu day
tey lii bokk na ci loo xamante ne dañ naan nattu la bu wàcc ci réew te natt bu wàccee ci réew dafa am fànn bu ko fay taxa mu yàgg fa yar yi ci la bokk éducation mooy yar parce que nit bu yarwul lu ko dal lu ne mën naa yàgg ci moom ñàkk set gi ci la bokk nit bu setut pour mu wér dafay jafe ñàkk xamit suñu bopp parce que nit day xam boppam pour mën a xam fu muy teg tànkam dëgër bopp yi ñun dañu dëgër bopp ñun Sénégalais dama koy wax ñun ñoom mujj nii man Sénégalais naan bokk naa ci ñun dañu xaw a dëgër bopp. dëgër bopp ci côté respecté mesures yi di joxante wuñu cër soo demee ba feebar dugg ci réew bari ñu muy rey loolu nga naan man gëwuma ko wala gisuma ko demal ca hôpital ku ko bëgg a gis demal ca fi ñu koy kii doo demee di nga ko gis waaye koo ci yabaloon ne ko demal hôpital damaa bëgg kañ dem ma wan la affaire du nangoo dem de. mais léegi ñu bari sax bu ñu feebaree du ñu nangu génn dem hôpital. waaw mais loolu erreur la tamit communication bi la état bi tey dama leen wax changé leen seen communication xool leen ni ngeen communiquer askan wi su ngeen bëggee askan wi gëm leen askan wi mën leen gëm de mais xam nga lu tax mënuñu leen gëm lu ci ëpp seen communication moo tegul ci yoon ni ñuy waxee feebar bi fii am na lii fii am na loolu du wax ji jox soxlawuñ sax ñuy wax am na bërëb sàngam am na bërëb sàngam nañ wax ne am na mi ngi nii la mel wane ko ana luy nay sax ñu dem ba gis ku ko am ba pare wala koo xam ne daloon na ko di am na benn kilifa bu mu fi dal Moustapha Guirassy mu dem ba fari ba wér ci pourquoi pas kooku toog génn def médiation comme ñëpp xamal leen nii la mel fii lañ ma faje nii lañ ko defee nii lañ defee man toog naa fii di ci werenteeg nit mu ne Alioune Sall amu ko ma ne ko Alioune Sall mi ma xam man xam naa Alioune Sall bokk naa ci ñi ko fal fii Géejawaay te nag mën naa dóor sama loxo ci kaamil ne man ci ñi ko fal laa bokk te fal naa ko. yow daal famille Sall yaa leen bëgg yow. non waaw du cadre man Macky Sall laa bëgg nag Alioune Sall moom sama kii la rek nii mais man Macky Sall laa bëgg yàlla dogal na loolu. yow daal da nga gis ne au fait état bi dafa war a changer stratégie ci manière de communication bi nga xam ne moom la ñuy def. waaw pour jéem a maanaam xiirtal nit ñi que bu ñu feebaree dañu war a dem hôpital. faju feebar bi n'empêche que day rey. mais ñun fii au Sénégal yàlla dimbali nañu peut-être taux de mortalité boobu amagu fii. waaw xam nga dee moom yàlla moo koy dogal ci nit lu mënti xew lu feebar mën na laa rey lu dul feebar mën na laa fii nag soo xoolee sax lu dul feebar sax mu ngi rey am na ñoo xam ne feebar bii dul reyu leen ñu ngi dee fii ñaata nit a fii dee ay millions de Sénégalais ñooy dee par kii jour laa la wax te feebar bi reyu leen seulement que feebar bi dafa ñëw participer ci yëf yi waaye nag lépp nag ñoom nañu changé ni ñuy waxee askan wi buñ bëggee nit ñi gëm leen soo demee ba nit ñi gëmul duñ feebar bi koo wax mu ne la loolu amul wala man gisuma ko ça veut dire seen communication baaxul il faut que nañu changé seen communication buñ bëggee nit ñi gëm leen. ñenn ci yow ci nit ñi nga xam ne yàlla may na leen yaa ngi nii toog nga fi léegi nga ne déjà bu ñu bëggee xam naka la ñuy def bu feebar bi génn ci réew mi nañu contacter Moustapha Mbaye Moustapha piégé wu ma la mais dañuy waxtaan tuuti man ak yow li koy faj. comprimé la wala faju wala fi. yëpp a ngi ci biir waaw comprimé ngi ci biir ñaan génn ci biir lépp a ngi ci biir mais garab bi koy faj total man maa ko yore man Moustapha Mbaye 300 te ku ko bëgg a xam yéen docteur yeeg Macky Sall ak yéen ñëpp su ngeen ñëwee fi ma wax leen garab bi ku koy faj nan lañ koy faj. Aïcha man respecté naa samay mesures barrières ba tax na jël naa sama masque daal di am samay 1 mètre ak Moustapha Mbaye kon yéen askan yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan di leen jël seen i mesures barrières te respecté li nga xam ne moom la nguur gi tëral ci lépp loo xam ne dañuy fexe ñu moytu wala feebar bi nu muy lawee ci biir réew mi nañ ko doxalee noonu am na ak amul dina màtte du màtte bu jox sa loxo feebar la am na mi ngi ci réew mi te day rey. Moustapha balaa ñuy tëj daa am point boo xam ne déjà waroon naa ko dugal bu yàgg mais. mi ngi soog a ñëw sama xel sa diggante ak Boubacar Diallo balaa ñuy tëj. ndaanaan loolu nga xam ne man tamit gis ko rek laa bëgg macha allah. ku baax tudd nga ku baax tudd nga ku gore tudd nga ku teey ku dal ku xam àdduna ku yëg nit Boubacar li ñu boole xamee ni ñu bokk na ci rajo tamit comme ni may wootee di dégg mu may dégg ma koy dégg yàlla boole ñuy daje ci yenn milieu yi mu nekk nit ku baax nit ku gore nit ku am yëg ci nit ku respecté nit su ma gisee sax. lu muy njëkk def day taxaw jox ma ñaar loxo ñu teg man jàmm sam teg man ñu dénkante li ñuy dénkante mu dem
lenn dinaa la ko xamal ni nga ko bëggee gis mu nekk sa idole tey jii gëm naa ne di ngeen jàkkaarloo ndax moom ku ko bëgg mu bëgg la. wax naa ko fépp mooy sama idole te peut-être tey bu ma demee je te waaw maa lay promettre ne yéen ñaar di ngeen gisee loolu man xam naa ko. yàlla ko yàlla def. waaw yàlla dina ko def te nit ku baax la tey di ko nuyu de passage di ko xamal ne ko nag fi mu jàpp foofu la bu ko dara changé ndax melokaan nit den naan lii mën naa mel ni soppeeku nii déedéet mu du ko kuy soppeeku. dama koy seede parce que li ñuy wax nit sax boo ko bëggee bëgg roy ci moom rek c'est parce que ay jikko yu baax mi ngi ci moom. depuis que mu nekk ci milieu bi ba léegi plus de 15 ans de carrière musuma gis ñu bindal ko article boo xam ne c'est négatif wala que lu koy gisee di ko xeeb te buñ dee ay ndaw ne ci yoon bi bokk ak moom même milieu bi donc war nañu mën a xool ci moom sama idole la te rusuma ko wax fenn Boubacar Diallo maa ngi koy nuyu de passage kooku papa la ci man Moustapha dañuy daal di tëj balaa ñuy tàggatoo nag comme actualité la ñuy wax nañ ci corona bi te Moustapha lu motif yaa ngi koy dégg lu motif comme le motif benn application la boo xamante ni daal dañ ciy monter ay vidéo mais ci kaw montage yooyu dañ koy utiliser jigéen ñi tey dañuy jël seeni image que muy góor maanaam di poster seen bopp amaana jëluñu ko woon ay affaires yoo xam ne yaakaaruñu woon ne dina feeñ mais tey dañu toll ci monde boo xam ne comme li ñuy wax les jeunes sont toujours victimes de la mode léegi mode bi ñu jël mooy ñun lépp lu ñuy def on le fait à travers les réseaux sociaux de telle sorte que dañuy dem ba victimiser suñu bopp te duñ ci xam dara li am ndaw doon wax yow mi taxaw si mbiku di sinap sa bopp wala nga toog sa copain di la sinap bis ñëw xuloo mën naa am mbaa du la publier te yaakaar naa ne tey ñu bari am nañ ci victime yooyu noonu lan ngay wax ñi nga xamante ne nii ay ndaw lañ ne ci yoon te yaakaar naa ne ku ne war nga mën a garder de très bons archives yoo xamante ne nii nit kenn xamul lu muy dooni ëllëg mën ngaa doon président doon ministre doon député doon lu nekk waaye kenn bëggul toog tey ñu lay génneel sa archive yoo xam ne di rafetul ci gis-gis lan ngay wax ndaw yi. waaye ba foofu moom dama la bëgg a dénk ne la ndaw mu ne war mu sàmm suba. ba président Macky Sall mii tey dégg naa ci Sidi Lamine muy wax mu ne yaayam da doon jaay gerte caafaam gardien la woon. dégg naa ko. nga dama ko dégg ñu koy wax loolu du xas. waaw. booy bu rafet la ndax liggéey ak gëm boppam ak diiñ moo ko tax tey mu nekk président réew mi ba ñëpp di ko joobe mu jiite réew mi kon waajuram yi liggéey nañ am na ñaani waajur te liggéey nañ gis nga nit foofu ngay xoole sa bopp Eva mii kat wax dëgg yàlla ba ma ko xamee ba léegi man ko xam ci sol lu yiw xam ko ci lu baax xam ko ci wax lu rafet fu mu ko jële ci ay waajuram gis nga fii ñu ci bari dañoo jéggaan dañuy ba seeni waajur sa àll ba ñëw ci réew mi fii topp affaire u àdduna yi ba mu dugal leen te la plupart laaj leen ñu ci bari wala laaj leen maa ngi dëkk ci sa dëkk sàngam wala maa ngi dëkk sàngam wala maa ngi dëkk sàngam te fa nu jógee dañ faa àndoon ak yar te dañ leen faa yar parce que gis nga nitu àll yi képp koy wër ku yaru ñoo la gën a yar ñoo la gën a yiw ñoo la gën a am diine ñoo la gën a yaru ñoo la gën a teey ñoo la gën a xam àdduna tam waaye bu ñëwee fii complexe moo leen dugal ci yenn yi des fois mun nit buy def yenn yi dama naan ci def complexe rek man baykat laa dama doon bay ma bay ba sonn doomu lébu laa. nit ñi di wax ak yow ay nitu àll lañ. ah Bawol la ñu dëkk. ñu noonu te teewul te am bon comportement boo xamante ni kuy xool ci yow dina jël référence jël téléphone def ci yenn melokaan yi ñun du ñuy tubaab loolu tubaab ko ma te tubaab yi ko doon def nag dama lay wax defuñu ko ngir dëkk ci. ñooñu film la ñuy joué. très bien ay film ak yenn affaire yu ñu daan def nii rek profité ci lancé si ci benn affaire rek pour jaay dara yow na nga dëkk ci chaque jour di wane sa awra di wane sa yenn yoo xamante ni da lay leer loolu nëbbuñ ko daa gën lu ne fàng wala lu ne rajax ba yomb ba woyof ni loo koy doyee. mais paa bi toog ci biir këram di wax xale bi mu yónnee ko si sa tamit nag. waaw mais dama lay wax. pour di ko santaat ci xaalis. mag mu xamadi la rek xam nga mag mu xamadi moom amut yar mag mu yarwut da koy day law xam nga fii nag ma xam ne ñu bari dañ leen jugé comme ay mag lañ ay kilifa ñu kilifa de. kilifa yomb de kilifa mooy ku responsable ku mel ni maam Abdou Aziz Dabakh ak Serigne Saliou ñun ndaw ñi ñoo leen ñoroon di jën di wax lu rafet ci réew mi di defar di tabax di ñaw di ñu bëgg lenn loo xamante ne day yàqu mais tey ji yaa ngi dégg
ku ci mel ni sëñ Mountakha mu baax mi mas ngaa dégg ci jamono ci àdduna nga dégg sëñ Mountakha wax lu safaan wala wax bu day doo ko mas a dégg sëñ Mountakha melokaan bi mu mel ca jamono ya mu nekkul xalifa moom la mel ba léegi dal yiw tabe woyof doon it taalibe ba léegi loolu wax mën a taalibe sëñ Tuubaa effectivement nit noonu ngay mel ku ci mel ni sëñ Mbaye Sy Abdou mii sëñ Mbaye Sy Mansour mii tey sëñ Babacar xool ko ni mel chaque jour yaa ngi koy dégg mi participer bëgg dem dégg naa ñi ñuy wax sax ba di ko wax defe ne moom dafa contre réew wala dafa leeral na ko Cheikh Zikra bien mais dañu bëgg wax ni ñii ñu mel noonu lañ soxla rafet wax yiwi wax sëñ Mbaye sax buy wax ak yow doo ngeen ndax moom macha allah wax na mu dafa teggi ne communication am na solo teggi ni na day ànd ak ay paroles yoo xam ne yow ci biir dalay divertir. dalay jàngal loolu mooy jàngal diine loolu la wax diine na soo am gis nga dama lay wax na ne loo mën a am ci àdduna su diine newul ci yow gëmoo li nekk ci yow ci safaan dañ ngay dëkk. kon ñun ndaw ñi nañu moytu bu baax a baax. waaw ñu gën a respecté waat xam nga Eva dinaa la yokkal ci wax ji dafa am lu bari loo xamante ni dama koy wax tey Sénégal sénégalais yi neex naa ko sànq ci wàllu dëgër bopp sénégalais dama leen wax tey loo xamante ni dama bëgg yéen ñëpp ngeen bàyyi ci xel mooy lan mooy fii loo fi xas nit waxal ko nit ci lu ñaaw nit xëy na xam na ko ci yow te da koo denc yàlla si boobu mu njëkk a nëbbal doomu aadama kon dañuy nëbbante suñuy ay foofu laa bëgg a ñëw Moustapha ñu tëjee foofu yàlla li tax mu sàkk guddi ak bëccëg moo ko xam li may faral di wax guddi bu jekki woon jekki doon bëccëg àdduna bu tukki lay doon nañuy sàngante sutura respecté suñu bopp mais respecte toi pour que ñu mun la respecté maanaam respect bi ngay wane ba tax nit ñi mun laa gis respecté la dooree ko ci sa bopp parce que yow boo filmé sa bopp yaa wili paande sa bopp boo demee bay def naka sudul noonu te yàlla moo ñu sàkk nañ ko nëbb ñi nga xam ne nii ay nit lañu wala ñi nga xam ne waruñu cee jot donte mënuñu ko nëbb yàlla am sa fa mais nag nañu suturaal suñu bopp dama lay bàyyi nga tàggatoo ak askan wi comme waxtu bi mi ñëw. waaw li may tàggatoo ak askan wi mooy lan donc télé bi nag bari na ñuy wax maa man lii fii laa jaar sëriñ sàngam laa diw laa fii defi naa népp sëriñ yëpp su lay seet rek bokk naa ñu ko dàq ci Sénégal te kenn dàq ma ko sax laay wax kenn dàq ma ko ci Sénégal. karaama yi nag yaa ngi ci biir. waaw man dama lay wax benn affaire li ma tënku dafa bari te li ma xam dafa bari mosuma dem télé génn fa pour wane ne man sëriñ laa wala damay ñaan wala damay nii pourtant am na ñu ma xam mais fësaluma ko pour di télé taxut ma mën ko duma ko jaay ci télé duma ko jaay ci fen mais li ma xam-xam naa ko mais défier naa ñëpp képp ku seet fii ci Sénégal maa la dàq seet. est-ce que duma la defal promo tamit nga joxe sa numéro téléphone Moustapha. non téléphone bi moom jaww ko ku ma bëgg a xam dina xam fu mu may fekk. te xam naa ne xëy na boo ko waxee ñenn ñi dinañ xam li tax ma wax am na ñoo xam ne tey jii Eva suñu seetaanee lii. dana naan lii dëgg la kii li muy wax nii gëm naa ko. wax ma benn baat nii rek baat boo xam ne dina ma yéem man ci sama avenir Moustapha loolu tamit neex na ma de. waaw lenn dinaa xam nga souvent da ngay indi. waaye tamit pour non non tey bari lu ma la ko mais dama la bëgg a wax ni. lenn rek laa lay njëkk a dénk mooy lan loo mën a am ci àdduna na nga yiw soo yiwee rek di nëbbi say awra di nëbbi sa yaram jàngoro bu nekk ci yow day naaw parce que yow nitu ko am jafe-jafe bopp nga loolu moom dama la koy wax tey. incha allah loolu après dinañ ko wax ci suuf kon mbokk yi xarit yi ñu doon seetaan ci seen télévision préférée di Nouvelle Vision TV 313 merci de nous rester fidèles mu nekkoon émission bi nga xam ne moo di waxtaan ma àndoon ceeg un grand monsieur mi ngi nii il n'est plus à présenter le Sénégal mu di Moustapha Mbaye ñu gën ko ràññee ci Baye Fallou Macky Sall bi mu yokk ca 313 ni lay demee à chaque fois xool ñi nga xam ne ay ndaanaan lañu ci biir réew mi tey jariñ askan wi ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom di leen jox dig daje bu beneen émission ci wax ma sa bopp ak beneen ndaanaan merci beaucoup. mel ni ku ñu tànn ci seen